collège. Quatrième collège. Quatrième collège. Bonne année là. Donc c'était 97, 98, 97, 96, 97 environ. waaw mais monsieur Senghor li ma bëgg a xam mooy que ne lan moo waral wër-wërloo gi da nga doon ut sa intérêt si parti yi nga jaar yëpp wala da nga amutoon la nga bëgg si parti yooyu noonu parce que am na ñoo xam ne nag depuis année yi nga def ñoom si benn parti rek la ñuy yem foofu lan moo waral wër-wërloo gi. wër-wërloo amul fii xam nga lan moo fi am. non wër-wërloo am na parce que PS nga jaar. waaw bu la neexee nga ne PS laa jaar mais xam nga lan moo fi. mais yow yaa ko wax man waxuma maa ko wax mais dama la déglu nga wax ba pare. da nga ne ma PS nga jaar. bi nga fa jógee bu ma juumul jaar nga URD. bi nga fa jógee jaar nga si Decroix xaw ma. waaw léegi wër-wërloo. non du Decroix vous vous trompez ci Landing Savané. Landing Savané excuse-moi. foofu laa trompé ñëwaat encore si APR. wër nga. exactement. kon mbaay ma nangul wër-wërloo bi. mais xam nga lan moo waral wër-wërloo bi yow yaa wax waaw. li ma ci dugal mooy. d'abord dafa am lu ñuy wax au Sénégal les partis d'idéologie et les partis de masse. balaa ngay dugg ci parti de masse da nga war a dem ci parti d'idéologie yi muy parti yi nga xamante ne dañuy former militant. kon sama parcours boobu ma jot a am. mais bu nekkee parti buy former militant ñëpp d'accord nañ non dafa nag bala ngay kon ne bu dee parti buy former militant d'accord nañ PS képp ku mu former bu toogee si plateau bu waxee nga nangu si wàllu politique. déggoo ma may ma tuuti rek. comme da nga ma laaj te da nga bëgg lu la leer nañ. waa Diofior ñu ngi may déglu. xëy na mosuñu ma gis ci moment yooyu yëpp. ba may def politique boobu. kenn xamuma woon ci terrain politique. boo gisee ma jaar PS dama ne la. sama grand frère laa gisoon muy wone loo xam ne gëm naa ne lu yóbbu Diofior la ëllëg. mu nekkoon Issa Diop te ñëpp xam nañu Issa ah. Issa ma gis ko nit day am modèle mu nekk sama référence. ma doon xool ci moom ci nu muy doxale ci xam-xamam. loolu moo xam nga nit loolu bu la attiré ci nit ba nga topp ko. war nga mën a roy ci moom. loolu moo ma dugaloon ma doon ànd ak moom ba fu muy dem rek ci terrain politique ma ànd ak moom mu may tette. kon formation la woon. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg ma jógee foofu Madior Diouf par proximité de famille moo ñu boole sama kër ak kër Badimle benn sakket bi moo dugg si diggante bi. kon bu ñëwoon seet si Padimle ku mu mën a yaakaar mooy ndaw yi ci koñ bi ku nekk nag ak sa niveau de compréhension fu mu toll woon. ñooñu yëpp dañu doon ñëwoon rek parce que sama ancien professeur ku ñu doon wax Blaise Sène. mu nekkoon il est de Loul Sessène mooy ngeen baal ma tuuti c'est le papa Ibou Sène mi nekk fii. kooku moo ko doon indi bu ñu ñëwee ñu woo ndaw koñ bi yëpp nekkuloon man kese. dañ doon xool di gis ci la ñu amee relation mu xool ni jeune bi peut-être que am na ay xalaat ak peut-être idéologie boo xam ne bu ñu ko formé mën na ci dugg. ba ma amee bac dem Ndakaaru ci la ma ne del ñëw kër gi loolu moo ma doon yóbbu këram ba may des fois bu ma demee ma fa une semaine. kon loolu mooy benn parti bi beneen parti bi nag man maa ko tànnal sama bopp muy andi jëf. milité moo woon à la base dama demoon fii grand compétiteurs yi fu ñuy xeexee ma dem dugg fa pour for fa xam-xam parce que fa la xam-xam bi jóge mais biir APR bu ci nekk rek mën naa la wax ne transhumance. d'accord peut-être am na ñu ko mën a woowee transhumance. mais transhumance mooy bu muy balaa muy ñaaw. transhumance bu muy ñaaw. mooy nga jóge ci parti opposition di dem di wuti pouvoir bi ñëpp xam ne yow. la ca ëpp yëpp say intérêt moo ca jiitu. mais man dama gisoon gars yi ñuy dem. benn nguur dàqul woon nguuru Ablaye Wade. Ablaye Wade amul lu mu deful ak gars yi fii. ma nekkoon ndaw mais j'étais dans le camp de l'opposition dama doon xeex ci opposition bi. ah est-ce que boobu posé nga luur bañ. boobu posé wu ma luur boobu damay formé wu. waaw mu ngi noonu amoo nit luñ lay doy nag monsieur Senghor. waaw mais loolu nag mënu ma woon am nit. mais tey mën naa ne am naa nit. waaw taxaw ba alors ñu ñëw si APR. APR nan nga si duggee ak nan ngeen doon liggéeyee début bi fii nii si commune bi. exactement loolu c'est une question boo xamante ne dina ma neex lool. APR dafa am. fondation na nga nangu yeneen question yi nag bu ñëwee na la neex. amul benn question boo fi relevé tey di jëm a kayre te du ma ci indi réponse boo xam ne c'est transparent limpide comme eau de roche. loolu moom xam naa ko man. jërëjëf kontaan nañ. APR ñun ñoo ko tabax. fii Diofior. ba ñu jógee Dakar président Macky Sall war a dem ci coalition Dekkal Ngor pour ñu fàttaliku tuuti. moom moo ñu woo avec le ministre Mbagnick à l'époque Mbagnick nekkul woon ministre boobu mu nekk président fédération sénégalaise d'escrime. mu wooñu ñu rencontré ko ma limal la ñi ci bokkoon. man mi la woon. Ibrahima Faye bu Nduug. Assane Faye bi ngay dégg. te mu actuellement mu yor benn mouvement. ñu jóge foofu Aïssatou Koumba Ngangu mi duggoon na ci. boobu mu nekk PDS jóge PDS ñëw bokk ci loolu.
Seynabou Diom ci la bokkoon Nabou Thiolé mooy actuel adjoint maire. ma jaar tamit ñaanal gaay yëpp ziar leen yéen ñëpp ku ci nekk fu mu toog. ci parcours boobu. boo xoolee ñooñu rek ñoo bokkoon ci kii ñooñu ñoo jóge woon Ndakaaru ñëw samp ji parti bi fii. ba ñu ñëwee tamit ñu commencé di def porte à porte. am ay grands yu ñu fekk si ñoom Maam Sali ñoom Gaynde ñu yore ay yi gaay yëpp ñëw ñu commencé di def ay réunion de jeunes. première réunion ba ñu njëkk a def. dama lay xamal ñiy xeex parti bi tey di indi ci ay problème ak ay seen i intérêt personnel ay positionnement ñooñu bañ leen woowee ker xaw a njee xam nga li ñu waxoon ñun dese taguñu fu ñu nekk ndax ñun ñuy tuumaal ci loo xamante ne mbiru PDS la mbiru xaalisu PDS la kon mënaguñu ñëw fekk ji leen tant que ñun seetuñu fa ñu jógee xamuñu ndax seet nañu fa ñu jógee wala seetuñu mais finalement dugg si nit ñi APR ba nekk li séeréer di naan uga faxe jaxe ba ariñ APR koy lu sotti am borom. d'accord léegi début bi liggéey bi nan ngeen ko doon defee pour militants yi xaalis fan ngeen ko doon jëlee ak nan ngeen doon defee les activités parce que parti moom animation moo si bokk. ak animation bi ñu doon def de yaakaar naa suñuy astuut lañ doon def kon lu waay am ñu cotiser ko naka Macky Sall ak entourage am doon ko defee. ngeen doon ket. te daanuñu woon ket dañ doon wax gars yi saa waay lii de war nañ ko def. waaw léegi parti bi joxewul dara parti bi moom parti xale la day soog a départ. gone la màggagul. nañ la ñuy def pour parti bi dund. ñu def suñu sacrifice bopp. lu waay am indi ko ñuy def suñuy activité ndànk ba élection yegg si 2009. bi élection yegg see 2009 président Macky Sall jaar fii ñu recevoir ko ci foyer bi. ñëpp toog mu wooñu jox ñu dossier parti bi. nañu yéen ay ndaw ngeen. xam nañ ne am na ay mag yu dugg si boobu grand yooyu yëpp dugg si nañ. ñun nañu léegi da ngeen bëgg a dem élection mais dama xam ne seen doole dafa xaw a néew parce que ay ndaw ngeen. ma bëggoon ngeen def analyse terrain politique bi Mamadou Sarr fii la nekkoon Mamadou Ndong fii la nekkoon Youssou Diom fii la nekkoon ak tant d'autres ténors politiques. ñu xam ne ñun on pouvait pas faire le contrepoids de la balance qu'est-ce qu'il fallait faire. ñun dem leen ci coalition Benno Siggil Sénégal. traversé nañu plus de 8 élections grands. ñu dem coalition Benno Siggil Sénégal loolu c'est un parcours ñu dem am ci adjoint maire proposition yi jàll kër Assane Ñing bi lañ nekk ba 4 heures du matin Assane Ñing mën na ma témoin ñu ngi ci côté bi am na ñu bëggoon yàlla na ko yàlla yërëm ñu ñaanal ko jàll mbay ci la bokkoon muy parcours bu sori mais année boobu la ñuy jël doyen Lamine Sarr tabbi ko mu nekk adjoint maire ñu tabbiwaat ko def ko coordinateur parti bi mu jiite ko depuis lors nag ci ay tendance commencé dessiné wu Seynabou ne Nabou kii du ma jiite Lamine Sarr du ma jiite parce que reconnaître ma ko femmes yi nekk di xëccoo diggante Ndeye Khady ak moom ki xëccoo fii xëccoo fële ay responsabilité de femme te ma yaakaar ne Diofior ñëpp a ko bokk waroon nañu mën a waxtaan ndax kenn gënul kenn ñoom ñaar bu doon intérêt commune bi rek moo leen yëkkati waroon nañu mën a waxtaan ndax ñun ndaw yi dañu toogoon waxtaan ñu nag ñoom Assane Faye ñoom Ibou dañu toogoon waxtaan ànd donc noyau dur boobu ñu créé woon moom moo indi APR tey. moo tax APR taxaw ba APR dem ba Lamine Sarr wàcc ñu ne comme Lamine wàcc na nañuy demaat élection 2014. élection 2014 nekkoon phase transitoire bu garaaw sax. transitoire parce que Mamadou Ndong en tant que maire sortant dafa jóge woon parti socialiste fekk ji waa APR. tàgguwul woon sax presque ay nitam responsabilité am la jël. xam ne président Macky Sall mi ku mérité jàppale la mu ñëw jàppale ko. waaw. d'accord maam rek yi gars yi xam nga aussi y a toujours des manœuvres. am na ñoo xam ne ci kaw lañu nekkoon di manœuvrer pour que la base de Diofior soit basculée mu am ay rumu jaxasoo bi am nii comme élection bi nii mën naa le lu bari am na loo xam ne ñun ñoo ko sàkku ñun ñi politique yi am na loo xam ne ci kaw la jóge aussi rumu yooyu amoon ñu toog waxtaan suñu biir Mame Racky c'est quelqu'un boo xam ne ku jara sant la mu comprendre l'enjeu mu ñëw bokk ci mbir mi doyen Lamine ñu jiital ko def ko candidat année boobu mais ci biir candidature yooyu li waral ñu ñàkk dañu amoon ay candidature en sourdine ak liggéey bu xaw a salté boo xam ne gars yi ñu ngi ko doon def ci biir. yéen waa APR. ñun waa APR. muy leer rek. ba ñu dem élection yàlla def ñu ñàkk parcours bi pour ñu gàttal ko rek ndax on ne peut pas tout dire sur ce plateau ndax li ma yëkkati tey mooy wax ak ñi nga xamante ne déclaré woon naa leen candidat te sama candidature danañ si ñëw moom danañ si ñëw continuer rek. léegi parcours boobu Lamine Sarr. ma sant ko tamit ndax sama kilifa la. seq nañu lu ne. lu nekk laa la wax nag. doyen Lamine xam na man xam naa suñu borom xam na. dañuy demoon booy naan les comploteurs les deux Lamine laa dañuy comploter. ma jàpp ne sama kilifa la ndax moom ak sama waajur. doyen Lamine j'étais son bras droit xam naa loolu te ñëpp xam nañ ko.
ku wéet ak sa bàmmeel doyen dem nañ ba fii li gën a cher ci doomu aadama man ak moom dund nañ ko président de la république day maye ay billet màkk président may na ma fi billet màkk bëgguma ko woon wax parce que sax mbiru maye la rek génnuma daf ma ko may ma xam ne ndaw laa année boobu ma ne ko doyen yow lii nag nu mu demee léegi jëlal man amu problème boobu ah bon wallahi lazim bu ma fenee yàlla na du ma fekk suba billahi wal kitaabi nga jox c'est pas des révélations nekkul tamit ne parce que dama am peut-être lu ma metti aw ma lenn lu ma metti je suis libre je suis sur une voie boo xam ne politique bii ma tàmbali sama choix la kon arrêté gu ma ko léegi ok donc loolu yëpp dugg suñu diggante mu nekk une relation très chère famille am yëpp tamit dañu respecté moom tamit il a fait beaucoup d'efforts ci parti bi ñëpp xam nañ ne incontestablement lu mu def fii moom doyen ci ay moyens ci pas-pasam bariwul ñu ko fi def ci ñun APR moom boog moo nekkoon tête de pont bi ñun dañ ko doon accompagner mais comme yàlla def na moom ak Mamadou Ndong ànd nañu dem élection 2014 ñu bàyyi Youssou Diom ca parti socialiste moom mu yóbbu woon coalition Benno Siggil Benno ak Tanor ñun ñu demoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu dem élection ñàkk élection yi ndax une multitude de candidatures bu ñu amoon boobu tamit traversé nañu phase yu bëri ma am ci sax bés boo xam ne metti na ma trop te ñu ngi koy posé wu question mooy jógee nañ fi dem Fatick ci comment dirais-je conseil des ministres décentralisé yi ñu dem fa xëccoo bu bëri am fa ma jël sama waaw ma am fa jël sama responsabilité bi président di ñëw Samba Dia di inaugurer le tronçon Ndiosmone Palmarin jour boobu def ñu accueillir à Fimela ñun ak ñoom Karim Sène mu ngi may dégg buñ ñu recevoir mu ne ñu yéen ñëpp Fatick laa leen di recevoir Mame Gabriel te mu nekkoon inspecteur bu IFB yàlla na ko yàlla yërëm fu mu tëdd moom moo bindoon wooma ci ruq ne ma dama bëgg ñu bind une lettre de doléance boo xam ne dina porter tout ce qui est doléance boo xam ne moom commune bi moom la soxla ma ne ko y a pas quelqu'un ku gën a xam doléance su Diofior ko Mame Racky ñu woo Mame Racky mu woo doyen Lamine Sarr ñu toog di rédiger ko yóbbu ko Fatick déposer ko foofu pour que ñu accorder ñu audience bi waaw bu ñu accordé audience ni ñu indi leen 30 personnes parce que c'est une audience politique ñu dem ba foofu directeur de cabinet bu Mor Ngom Babacar Ndiaye sama copain la maa ngi koy nuyu bu baax moom moo ma woo ne ma Senghor ma ne Lingo rek lañ may wax parce que tur boobu sax xam naa waa Diofior xamuñu ko Lingo ma ne mu ne ma président de am na lu mu bëggoon na daal fépp fu am tendance ci dëkkam ci dëkk yi mu jël tendance yooyu confronter leen pour régler le contentieux une bonne fois pour toutes ma ne beneen tendance bi da ñëwuñu ñu ne kon woo leen Ablaye Diomb mu ngi Émirats arabes ma woo Nabou sama bàjjen jëlul parce que xaw ma ndax dafa jàppoon wala leneen ma woo Ablaye Diomb Ablaye wuyu ma expliqué ko ñu profito rapidement def seen délégation de 15 personnes c'est un scénario bu gàtt mais dama bëgg mu leer ndax daf ma metti woon ndax waa Diofior la ñu tooñ te maa ngi baalu ñëpp ak ci occasion boobu gis nga bi ñu demee buy dugg ci salle bi xam nga waa Sine aussi des fois dañuy am seen i feem benn waa ji ñu wax Jules Marie mu jógee Loul Sessène Jules Marie ne waa kan mooy jël kàddu waa Diofior ma ne ko ferme ta bouche c'est pas ton problème ah bon lu tax oui parce que problème mu Loul Sessène moo ko yëkkati mu bàyyi ñu ak suñu problème bu Diofior ñu gérer ko suñu bopp maintenant bu ñu duggee ci salle bi affaire boobu jur coow xam nga am na ñoo xam ne mënuñu muñ a lañte suñu benn doyen ci koñ bi ne doyen Lamine mooy jël parole ndax moo fi coordinateur te fekk contradiction am na am ku jóg ne non Seynabou mooy jël parole parce que moom mooy adjoint maire ma ne leen sincèrement nañu calmer les ardeurs xam nga lan moo waral taxawaay bi fii tey dafa am lu ñu bindoon ba déposer ko ñu wooñu ci woote boobu la ñu bëgg a leeral président mébét yi nga xam ne waa Diofior moom la ñuy sàkku saa yu ñu yeewoo kon boobu buñ ko raté mukk dimbale lañu ci yàlla tax il y avait tout l'arrondissement de Fimela et l'arrondissement de Tataguine responsable yëpp toog am na gox yoo xam ne ils ont joué peut-être à l'hypocrisie politique dugg ci gox ne waaw juboo nañu bu ñu demee nañu wax waa ji juboo nañu ñun on a montré le vrai visage ba ñu duggee ci salle bi tamit ñii ne doyen Lamine mooy wax ñii ne Seynabou mooy wax ma ne leen léegi kan moo ma gën a yellool wax man mi nga xam ne ñun ñoo bind lettre bi ba ñu bindee lettre lan moo tax ngay wax waaw parce que comme xëccoo am na te kenn gënu ko yeeyoo keneen calmé nañ leen ñu ne Lamine kaay wax man tamit bi ma jógee Ablaye ne Seynabou jógal Seynabou tamit jóg très bien
parce que bëggul ñàkk aussi loolu aussi c'est normal. mais xam nga lan moo garaaw. ngeen dem autour d'une table parce que toutes les guerres se terminent autour d'une table. ngeen war a waxtaan seen biir. pour jàpp benn consensus d'intérêt commun. loolu mooy li ñu rëcc te num ñu rëccee ba ñu ñëwee Mor Ngom moo ñu woo ne ñu Lamine ma ne mu ne ma mbir mi jaxasoo na de ma ne ko waa c'est comme partout ailleurs mu ne ma dama bëggoon daal ngeen xool nan ngeen mën a def pour ñu régler problème bi. kan mooy wax ma ne ko xanaa man. yow doo bàyyi ba ñi nga xam ne ñoom nga ànd bi laay bañaat. ok ma ne ko xanaa mañ. mu ne ma yow ma ne Seyna bu dee doo wax ma ne ko lu tax mu ne ma parce que doo coordonnateur parti bi ma ne ko loolu de d'accord naa mais parti bi moo ñu woo quand même. bu ngeen bàyyi xëccoo bi dama bàyyi leen ak moom. mu ne moom du bàyyi. te xam naa ne bu ma bàyyee coow dina am ndax ñi ànd ak Lamine Sarr du ñu bàyyi. xam nga loolu aussi xaw a fàtte Diofior la. ma ne ko mu ne ma léegi moom kan ma léegi yow yaay bàyyi ma ne ko man mënuma bàyyi parce que ñi ma àndal moo tax. léegi lan moo des Mor Ngom foofile. dem ci président wax ko président ne ko déet bul def loolu. ci la wooyee chef de protocole am muy Pape Samba Diop. Pape Samba woowaat ñu ci ruq. xam nga protocole moom du joué. mu ne ñu gaynde ma ne mu ne ma léegi ngeen juboo xayrun juboowu leen ñu tànn keneen ma ne alhamdulilahi rabbi alamin comme moom du maye man aussi man mayewu ma presse. ne lan la ñuy def nañu delluwaat ci coordonnateur parti bi ma ne kon Lamine Sarr na jël kàddu gi. ok Seynabou ne Lamine du wax coow li jóg waaw kan muy wax. Seynabou moom c'est la lion tuuti rek lion la nag jàmbaar la de gaynde la de. saa waay gars yi ñoo ko doon xeeb te en politique ay concession la ñuy def. bu leen sànni benn élément mu ko ci biti. te loolu arrivé nañu sax ci élection yi ñu dem. ba ñu ne Lamine mooy wax mu ne du wax kan mooy wax mu proposé ñu benn waajoo xam ne il est du parti social bëgguma ko tudd ndax candidat la. duggoon ci biir. léegi la moo tax bëggoo koo tudd. non parce que dama koy bañ a yàqal. parce que damay bañ gars yi jàpp ne moom dafa infiltrer masse yi. te politique dafa sori. xam na ña fa nekkoon xam nañ kañ la ñu proposé woon. ma ne leen nit nag mënoo nekk parti socialiste ñu dugal la suñu groupe waa APR yëpp toog nga ñuy waxal. yéenewul maanaa ñu ne kon proposé waat leen keneen. ma jàpp ne Mamadou Ndong maire buy soog a génn politique muy soog a génn kii am. mandaam jeexagul. xëy na moo war na mën a wax suñuy problème te fekke na bu ñuy bind. ma proposé Mamadou Ndong mu ne Mamadou Ndong du wax mu metti ma lool. kan ki ñu proposé woon PS. non kooku kay jógul sax fu mu toog moom mooy proposé moom sama bàjjen. ok la lion xam na mu bu baax moom ay gars yi lañu des fois dañuy waxtaan mais xam na ne politique des fois day tàng ba nga xam ne mais nag bu jeexee rek jeex na ngeen continuer la vie continue ainsi de suite. donc bu remous yooyu amee. mu proposé ñu ne ko proposé waatal keneen mu proposé koo xam ne ku tëdd ki mu ngi tëdd tey ci bàmmeelam ñu ngi koy ñaanal suuf sedd ci kawam lool. amiin amiin muy suñu imam suñu kilifa muy imam Arfan Bass. bu mu proposé imam Arfan Bass ma ne yéen tamit ñëwuñu nag ci daara nag ñëw ci jàkk. bu doon xut ba jàkk dama bàyyi ko barke yonent bi. mais fii ñu nekk tey ci terrain politique. imam amu fi place. ndax woowuñu imam yi. ndeke moom dañ ko ne waaw président kat de recevoir imam yi. donc looloo ko indi woon nee na bu mu koy woo sa ci jàkka ji la ko fekk muy julli timis. allahu akbar mu selmal rek ne acca xaaral ma dem président ne comme déggoowu leen léegi xaaral ma def benn croix rouge ci Diofior ba pare bu mu paree tamit intervention yi ku ñekk wax ba pare mu wooñu man ak Seynabou ne ñu yéen ñaar Seynabou kii sa càmmeñ la juboo leen ñu joxante loxo. yéen ñaar waaw politique la. mais est-ce que gëmoon ngeen joxante loxo boobu. gëm ko bu baax te ba tey damay dem këram. dañuy waxtaan gëm nga ko yow. ba fi ma toog nii di wax ak yow. Seynabou mu ngi may dégg xam na ne aw ma benn mur c'est-à-dire moom principe yi mu doon défendre. ok ay principe de coordination la xëy na sax am na raison sama kam tey parce que ñàkk a doon xeex mën naa ne ñoo may xeex tey te ñun ñoo àndoon démb ndax politique nag mooy tourner noonu. donc lu mu nekk toute une histoire mais li ma gën a amal solo. ci laa léegi ba léegi waxu leen ci jour boobu. non ba ñu génnee président dindi paas bi jox ko ma tas ko ne leen am leen lii jël benn parti bi am doyen. paas bi nga wax raxasu ba léegi tuddoo paas bi ñaata la de. non du ma ko tudd fii tamit paas bi bu dee sax 500000 ba 200000 tamit ay paasu mbooloo la 30 personnes ngeen loué seen i oto dem. ok doo leen jox ay paasu 1000 francs quand même. loolu moom yéen wul maanaam. alors dama bëggoon rek nga fàttali ñi nga xam ne ñu ngi déglu ñi nga wax ne ñooñu ngeen bokkoon di xeex si biir APR ndax ñooñu tey parti bi sigil na leen moom mooy nekk ne ndax am na loo xam ne poste de responsabilité yoo xam ne ñoom jot nañu ko wala comme ni nga waxee yëkkati ay billet Makka wala def yeneen voyage yoo xam ne def nañ ko si APR. président am na loo xam ne def na ko fii
am na ñu mu sargal leen mooy am nañ ay billet màkk yu mu fi mayee am na leneen ak leneen peut-être que ay accompagnement yu muy def surtout dans les volets social mais xam nga man tamit dama du ragal bu may condamné ki may njëkk a condamné mooy chef de parti bi wax ma président de la république de président parti bi muy président APR ndax moom mooy am jéego di buum mi kan mooy président APR mais Macky Sall waaw kon nga yeggal si Macky Sall may ma tuuti rek ma yeggali xam nga man j'ai pas peur de dire la vérité daf ma metti ay nit nekk ci terrain politique di ci liggéey ba benn responsabilité mënuñu ko am avant ñuy dugg ci élection yi nii avant ñuy def ci liste yi nii ci laa ko bind une lettre par le canal de son chef de cabinet monsieur Augustin Tine ma bind ko lettre won ko ne disparité yi fi jot a am ak xëccoo yi fi am yëpp boo ko gisee mu am yëpp c'est parce que falu fi kenn ñu daw nañ tuuti ñu am mu bàyyi waa APR de côté ñu sax taxé ne ñun dañuy ñàkk fayda ndax kenn du nommé boppam fal fi waa PDS ña mu nekkaloon démb ña leen doon xeex ñooñu doon xeex metti nañu trop mais nag on accepte c'est la loi de la politique mais est-ce que peut-être par critère ñàkk a jubóo bi ñooñu peut-être que da leen a jël yaakaar ne ñooñu nañu defaraat mbir mi est-ce que am ngeen xam-xam bu ñu leen mën a joxe aussi am nañu fii am pagay fii am nañ ci parti bi am je profite de l'occasion ñoom Ousseynou Thiam ak ñeneen ñi nga xamante ne te responsabilité politique sax dafa aajowul xam-xam yu bëri responsabilité politique lañ la jox dafa am ay responsabilité technique te peut-être que lu mu jox gars yi nii sax responsabilité technique la muy Cheikh Tidiane parce que aussi avant de faire la politique Cheikh est au cadre de ce pays nommé na fi tamit Lamine Diouf li tax technique na parce que ingénieur la mais politique na parce que moo nekkoon njiitu UJTL fii mais Diofior amuñu benn responsabilité politique mu nekk lu ñuy métit la te ba suba ci combat boobu la ñu nekk pour président joxe fi dara d'accord alors ñu ñëw si li nga xam ne nag mbokk yi ñu leen di fàttali ne tey Lamine Senghor moom la ñu invité moo nekk suñu gan si seen émission réveil matinal Makayre Ndiaye di leen koy defal si rajo bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen di gërëm si kóolute bi ngeen wóolu Diofior FM rawatina aussi ni ngeen ñu accompagner si émission bi réveil matinal monsieur Lamine Senghor ñu ñëw si li nga xam ne moom moo nekk préparation élection yi nga xam ne moom moo war a am le 23 janvier 2022 ñu gisoon ne si réseaux sociaux yi da nga fësaloon ne da ngay nekk candidat waaye déggatuñ sa candidature gisuñ si benn liste foo xam ne nekk nga candidat lu xew. très bien je pense que sànq ba léegi maa ngi lay interpellé ne la côté boobu laa gën a yàkkamti te yaakaar naa mooy li ma yëkkati tey. man sama plateau nga ñëw nag da ngay nangul. man aw ma lenn problème grand man xoolal plateau yëpp def naa leen. waaw acca yal na yàlla yokk rek nga gën a dem si yeneen plateau yi. incha allah ñun itam invité nañ kilifa yu bëri si plateau yi. incha allah jaajëf fii yal na yàlla def yokkute. amiin 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 ndax Jég Jam bi koy PDG bi. xam naa ko kenn gënu ko bëgg Diofior. ndax lii ñuy def fii rek vraiment sargal ñu la. jërëjëf. te la communication est au cœur d'une société. buy société di évoluer communication bi amuñu ko lii ñuy wax nii tey fii mënuñu topp kenn ku nekk ci dëkk bi di ko wax. waaye xam naa ne buñ koy wax fii ñu ngi koy tasaare dans le monde entier. ñu dem si li waraloon nga fësal ne da nga bëgg nekk candidat. li waraloon ma fësal nekk candidat dañu jógee élection 2014. ñu daje en réunion de bilan. Mamadou Ndong nekk kilifa goo xam ne vraiment man nee naa la kooku nit ku gore la. Mamadou Ndong waaw waa Diofior tey waroon nañ ko sargal man billaahi wal kitaab bi si j'avais les moyens qu'il faut dinaa ko defal journée sargal fii ñëpp seede ne Mamadou Ndong a beaucoup fait pour Diofior. wala ñu tuddee ko sa benn lieu boo xam ne. loolu yëpp mën na am. mais loolu mooy maire bi moo fi nekk de moom mooy décider de ñun amuñu loolu ba léegi. ay conseillers municipaux lañu rek. gis nga ba ñu jógee ba dem réunion de bilan ci la Mamadou Ndong wax ne ñun de man de li ma gëm. mooy fi mu nekk nii dem nañu élection ñàkk nañu man def naa 3 mandats Lamine Sarr nekkoon nga sama adjoint yàlla def na tamit ñëw nañ ba fii dama bëggoon bu ëllëgee ñu jéem a xool à partir d'aujourd'hui nañ la ñuy def ba encadrer xool jeunes yi. kan lañ ci mën a encadrer ak ñan lañ ci mën a encadrer ba balaa ñuy demaat ci encadrer ba balaa ñuy demaat ci yeneen échéance. yeneen échéance électorale ñu am ndaw bu ñu mën a samp. ñu ne loolu de xel boobu rafet na waaye pour loolu antu il faut ñu jël parti bi am ndaw buñ ko dénk. mu am kàddu ci parti bi. déggoo amu foo woon gars yi jàpp ne ñii day kii dafa ñëw pour yàq parce que nekkatul ñii ñëw jàpp ne ñun suñu yëf la dafa waruñu ko gérer noonu donc réeroo am du ñàkk ci politique. mais nag boo dawee 1 an 2 ans 3 ans nga war a mën a gestu sa ginnaaw est-ce que na ma toll woon noonu laa toll. APR gars yi di dem mu metti ñu lool te ñu nekk parti au pouvoir.
ma profité nag am koo xam ne ndaw la yokkoon parti bi doole te ba tey mu ngi ci combat boobu mooy sama camarade Ousmane Diop moo jiite le mouvement étudiant républicain. Ousmane nekk ndaw boo xam ne c'est une tête fondamentale et réfléchie taxaw parti bi jàppale ko moom wutu ci leneen na parti bi jaar yoon bu looy wax parti bi la lay wax. comme relève boobu jotul woon am ñu toog ba veillu élection muy bu ñu ñëwee julli Tabaski. góor gi wooñu ne ñu man ak Ousmane ne ñu de man de dama bëggoon bàyyi politique. mu ne ko bàyyi politique. ma ne ko ma ne ko lu waral loolu. muy Mamadou Ndong non boobu Mamadou Ndong moom xam nga moom xëccewul coordination. moom mu ngi ci biir. mooy doyen Lamine. ok. xam nga booy bugguma sujet bi subjectif di dem ci ay nit direct. bu may naan coordinateur bi rek xamal ne moom la. mais am na ku lay déglu koo xam ne dekkul Diofior te débat bi amal na ko importance. bien sûr war na mun a xam ñi ngay wax ñan la. exactement donc mu ñëw ne dafa bëgg a bàyyi ñu ne ko pour lan mu ne pour des raisons de santé. ma ne ko loolu de nit moom bu la évoqué ay raisons de santé mënoo ko bàyyi waaye doyen. ma ne ko ma ne ko xam nga li ñu bëgg moment bii ñu nekk Tabaski ak élection jege na lool lu ci des bareetul. tey jii boo démissionné ci parti bi démissionné ci terrain politique bi xam nga lan moo fi am lii wolof di naan pàccaxoo. ndax nit ñi seen i intérêt la ñuy bëgg di xool du ñu xoolati légitimité du ñu xoolati la nga xamante ne moo war a tegu ci yoon mi. xam naa nag candidature boobu ñu déclaré woon loolu la ñuy doon njort te boobu ay nit ñoo fi doon jóge. bëgguma wax lépp di dem di def ay réunion en dehors de la commune. di daje fa di def ay programmation ay manigance politique di jël fi kii parti B jël kee parti B jël kee parti B boole leen ni leen dañu bëgg am benn candidat jeune. mais candidat jeune boo ko bëggee doon da ngay politique ci terrain bi mais toog benn gox rek benn ruq boo mbir mi ñëw nga ne dama bëgg a doon candidat. yàq li fi nekk rek lay doon te loolu moo fi xew. mbir moomu moo taxoon ñu ñëw mu tombé ak première pose pierre jumaa ji. doyen Lamine ñëwul woon mais nag yëgaloon nañ ko ndax moo yor coordination bi ndax ñun dañu am loo xam ne ci lañ tënk woon. muy coordination bi kon bu ñu ñëwee ba Tabaski mu ne dafa bëgg a bàyyi ma ne ko man de ànduma ci ndax moment bi. ne serait-ce que nga téye titre bi rek téyel ñu titre bi ba ñu paree élection yi. ñu mën a organiser parti bi parce que parti bi amoon na jamono tamit amoon na doole trop. léegi. moom daal mu insisté woote réunion am quelques éléments yi ñëw ñun demuñu man moom dew ma woon. ñu julli Tabaski ca ngoon ba mu ñëw sama kër. dama bëggoon de ñu organiser waat réunion suba ndax am na ñu ma jotoon waxtaanal te lii ma fësal nii dama ci bëgg a dem ba jeex. comme xëy naa ba tudd ko dama bëgg a démissionner définitivement parce que mag laa ma ne ko mag nga kay ndax yaa mag sama papa. waaye titre bi rek nga ñuy téyel bu ñu pare. mu ne non il faut ma woote suba mu woote tamit ñu dem am na ñoo xam ne saa waay dañu ñëwoon rek ne coordination bi man maay adjoint bi d'accord ban adjoint kan ngay rassembler lan nga xam ci parti bi du administration parti bi xamuloo ci dara ñu daje ñu ñëpp ñii ne non na diw doon coordinateur ndiw na doon coordinateur ma ne leen pàccaxoo bii laa doon bañ commencé na nii te ci kaw kanam la jëm. léegi nag loolu lu koy corriger waa coordination départementale ak la nationale ñoo mën a wàcc fii jàppale ñu. gis nga bu ñu ko joxee sax ab sàmmkat fii sax ñun ñëpp ñu ànd ci. loolu amul solo maa jiite sas la ci yow yaa koy yenu ba mu diis yow. kenn du ko fekkee. kon njiit dafa metti ba ñu dajee nag ba loolu antuwul doyen Lamine ne comme noonu la nag gis naa ne ca la ngeen doon xalaat mu ngi bugg am xaaral ma jëlaat coordination bi ba keroog ngeen di am candidat je précise bien ba keroog ngeen di am candidat ñu dem am ku ñëw sax ne bon Lamine dafa mel ni moom mooy déclarer candidature ma ne ko man nëbbutuwuma gis nga li ma bëgg du ma ci nëbbutu dama ko déclarer ndax du ñun kese ñun ñooy fal suñu bopp. ña ñuy fal ñu ngi ci mbedd yi ñu ngi ci grand place yi ñu ngi ci lépp te kenn yaakaarul ne ñoom sax ñu ngi ci terrain politique bi. Diofior nit ñi dañuy fàtte dañuy yaakaar ne mbumbaay bi mooy fal nit non 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 du mbumbaay bi am na yeneen paramètres yoo xamante ne ñoo fii fal kenn. donc doyen Lamine jëlaat coordination bi ne ñu nag initiative yëpp ci yéen lay bëgg di jóge man amatuma lu may def mën naa leen may nag ngeen di réunion sama kër di defee lépp sama kër ñu ne ko ok c'est bon. ñu d'accord ñu toog weer kenn wootewul waaye yow mi doon xëccoo coordination bi kay woote woo. kan mooy kooku. sama nijaay góor gi Kol Jàmm. ok continue. xam naa mag mën na ma mere ndax mais nag ku dugg ci politique. ku boot bukki xaj mbaw la ñun ñëpp ci mbir mi lañ bokk. ni ma leen di tuddee tey noonu lañ may tuddee ëllëg.